projet bi du projet Yeumbeul Sud kese projet départemental la. Monsieur le Président, grande mosquée bi am na mérite nekk une mosquée départementale te lépp lu mën dinañ ko ci taxaw ndax mosquée bi ñëpp reconnaître ko comme mosquée département de Keur Massar wante nekk fii ci Yeumbeul Sud. di leen ne mbégte bu rëy laa àndal bi mu fiy ñëw ndaxte COPIL bi ñaari yoon laa leen recevoir bureau déggoon naa waxu projet bi COPIL ñëw sama bureau ñu waxtaan ci ma ne COPIL buñ xaar ba xaalis bi yépp mot ñuy doog a tàmbali nan def association boo xam ne c'est formel COPIL président jiite ko ak Alaaji Samba Gueye ñoom ñëpp ak Mañoon Dia sama conseil spécial ak ñeneen ñi nekk ci COPIL bi ñu dem liggéey ci ba ñu am kayitu association boo xam ne c'est reconnu ñu waxoon leen ubbi leen aussi benn compte bancaire ñoom nag ñu xarañ leen ñu ubbi ñetti compte je crois ñaari compte bancaire ak compte PAMECAS pour gën a yombal mbir mi ma ne leen nag suñ defee loolu en tant que doomu Yeumbeul nekk aussi ministre de l'économie plan coopération ci gouvernement de son excellence Macky Sall foog man tam ma mun ci dox ay jéego ba yàlla sottil mbir mi ma ne nag ma ne woon leen dinaa ci def sama loxo en tant que doomu Yeumbeul ministre de la République naa xool ay xarit yi nekk fii ci Sénégal tam ñu def ci seen loxo loolu laa leen waxoon newoon naa aussi naa xool ay xarit yi nekk bitim réew pour ñu def ci seen loxo mais lu ma leen promettroon aussi mooy ne foog ma wax ko njiitu réew mi son excellence le président Macky Sall loolu laa leen waxoon n'est-ce pas président mu ngi leen di nuyu mais di nuyu surtout la communauté layène ak ñi ko jiite ak Serigne Abdoulaye Thiaw Laye moom mu ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di ko sant aussi ci taxawaayam ci réew mi ndax ñu am apaisement ci réew mi ñu am jàmm ci réew mi ak ñaan yi muy def ci réew mi ndax réew mi am jàmm yépp ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te wër bi ma jottalee nuyoo président ba noppi il faut que ma wax aussi contribution li président décidé pour dimbali communauté bi def loxom moom it ci projet bi ndaxte président lépp li nga xam ne mooy développement Sénégal moo ko ñor te lu muy def ci ay cités religieuses ñëpp xam nañ ko mosquée yi le social bu muy def à travers le pays ñëpp xam nañ ko président Macky Sall nee na naa jottali audience bi jottali kilifa yi que ne moom personnellement ci poosu boppam nee na dina ci dugal 100 millions président de la République nee na naa jottali dina dugal 100 millions parewul nag parewul de xam nga projet bi xayma na à peu près ñaata lay jar à peu près mais xam nga soo xaymaa projet tam soo xaymaa projet nag projet xam nga yu mel nii dafay am tam lool ñuy naan ay taxes yoo xam ne ci biir coût projet bi lay dugg soo nee 800 millions da nga ci boole taxe soo nee 700 millions da nga ciy boole ay taxes soo xaymaa taxes yi nga xam ne projet bi waroon na ko fay gouvernement bi dina ëpp 100 millions. président joxe na instruction ministre des finances nee na exonérer taxes yooyu ndaxte ci néegu yàlla la ci communauté Layène la jëm ci communauté Lébu ci Yeumbeul Sud nan ko exonérer donc mu ngi mel ni minimum. président ci coobareem dugal na ci 200 millions minimum te 100 millions yi da koy ëpp sax taxes yi
donc minimum 200 millions parewul ci loolu parewul mu ne ma nag soo demee nga ne leen loolu ndax ñu parce que man dem ko ne woon dañuy tàmbali liggéey bi rek parce que xamul ndax dana am lépp luñ soxla mu ne lool pour ñu tàmbali rek la pour ñu tàmbali donc suñ tàmbalee suñ demee ba ci kanam ñu ngi 2021 peut-être 2022 su dee am na nu mu demee mën naa dem gis ko aussi waxaat ak moom ne ko kat tàmbali nañ comme ni nga ko waxee woon wante bëgg naa ci dolli aussi sama contribution bopp man ministre de l'économie doomu Yeumbeul Sud ndaxte man lépp li nga xam ne ci social la développement communautaire jàng ak jàngale daf ma mus a ñor ndaxte ñun ñëpp fii lañ jóge ci Yeumbeul Sud doon dox dem ba Limamoulaye ñoom Baara ak ñeneen doon jóge ba fii itam di dox dem ba Limamoulaye dox ay 2-3 kilomètres lekk mbur ak gerte caaf parce que bu woon ñibbi si añ si yàlla def lu muy def dem nañ fu ne ci adduna bi mais ñëwaat pour liggéeyal Sénégal avant ñuy nekk ministre ñëpp ñu xam nañ ci jàppale askan bi rek lañ dëkk avant sax ñuy nekk DG FONSIS li nekk ministre macha allah yàlla dimbali nañu président dimbali nu ba ñu mun a defaraat ay mosquées yu bëri fii ci Yeumbeul Sud lu mot juróom-benni mosquée fan yi ñu war ci dolli ñaari mosquée ba sax même église ci Yeumbeul Nord yàlla dimbali nañu président dimbali nu ba ñu mun leen jàppale li nga xam ne dafa noonu yàqu foofu yàlla def ñu taxaw ci encore une fois ak tabax classe yi ci lycée de Yeumbeul Sud ak yeneen yëpp liñ fiy def ndax Yeumbeul parce que ñun Yeumbeul moo nu ñor xam nga soo demee ci biti da nga daan dégg ñu naan ku jóge Yeumbeul muy Yeumbeul Nord wala muy Yeumbeul Sud daawoon tekkalee affaire yi ñu naan Yeumbeul rek naan foofu daal ay bandi rek a fa nekk ay lii ay tuxkatu lii ay nangam sangam wante ndax ñun doomu Yeumbeul yi ak sunu ñaari maire yi toog ñun ministre ak tous les leaders yi fi toog député maire tax nañ ba don boobu image boobu mu ngi changé est-ce que loolu changé wul messieurs les maires est-ce que loolu changé wul maa ngi leen koy laaj loolu changé na ndax kan ndax ay doomu Yeumbeul donc ñu war leen a gërëm sant doomu Yeumbeul yi nga xam ne guddeeg bëccëg ñu ngi taxaw di liggéeyal Yeumbeul Sud balaa may wax sama annonce foog ma gërëm ñi nga xam ne commencé nañ déjà jiituñu ci mbir mi mooy ma war a commencé na ci Alaaji Ibrahima Diop sunu chef de village ndax lu mu fi annoncé macha allah nan ko gërëm sant ko ndaxte loolu dina jox courage ak motivation bépp doomu Yeumbeul bépp doomu Sénégal lii nga ne yaa ko moom nga def ci sa loxo di gërëm ñeneen ñëpp la famille Ndiobène ñi cotisé presque 5 millions dugal ci également di gërëm di sant monsieur le maire aussi Bara Gaye ndax taxawaayam def na ne moom it mbir bi mbiram la donc en tant que fils de Yeumbeul mu dugal ci lu mu dugal jox ay instructions pour que année prochaine ñu dugalaat ci ay affaires conseil municipal tam war ci dugal dara alhamdulillahi rabbil alamin thank you Bara merci. foog ma gërëm aussi sunu papa mooy Serigne Mansour Diop mi nga xam ne mooy papa yi suma xarit mon frère Modou Mbène Diop ndaxte ñoom ñaar dugal nañ ci 10 millions donc ku nekk 5 millions alhamdulillahi rabbil alamin Modou merci thank you very much Modou merci beaucoup. foog ñu sant aussi beneen doomu banlieue muy Demba Ka ndax moom it annonce bu importante bu mu ci dugal aussi devoir am la def te def na feneen ak feneen Malika def na lu bëri macha allah aussi monsieur le maire Daouda ñu ngi lay gërëm di la sant ndax sa contribution ak sa conseil municipal ak laayeen yi nekk Yeumbeul Nord seen contribution c'est mon devoir sant leen ndaxte loolu yëpp ñun tam ñoo ko waroon def parce que suñu deful woon loolu foog ñun ñu dem wuti ko donc ñun lañ ci jàppale moo tax ñu leen di gërëm ñépp ñi nga xam ne dugal nañ ci seen loxo su ma limee damay juum madame Top aussi ñu ngi koy gërëm lu mu ci dugal di leen ne nag
fas yéene naa def une contribution personnelle de 10 millions. Contribution personnelle de 10 millions. Première contribution la loolu tam pour ñu commencer rek pour ñu commencer la comme ni ko président waxee ñu commencer liggéey bi tàmbali loolu c'est la première chose commencement la. Deuxième chose aussi yebal nañ entrepreneur bu xarañ ñëw na def ay estimation dina joxe moom devis lum nu commencé wax sax moo gën a yomb ñun luñ xalaatoon déjà moom nee na soxlawu ci benn bénéfice moom nag dina def devis rek teg foofu warunu nag tere def appel d'offre aussi pour xool ndax am na keneen ku mën a def liggéey bi am capacité technique ba pare mën a moom it indi son devis mais moom am naa ci yaakaar benn devis waru ko gën a yomb te kenn waru ko dàkkale ci qualité également. Donc comité de pilotage information boobu joxoon naa leen ko déjà léegi nag suñ demee ba xam mbir mi yëpp ñaata la balaa ma ciy dem foog ma wax beneen bi sunu xarit yi nga xam ne ñu ngi fii ci Sénégal commencé naa wax ak ñoom luñ ma proposé ñoom dañ ne woon sax li nga war a joxe monsieur le ministre bu ko annoncé da ngay xaar ñu organiser beneen cérémonie boo xam ne sa bos ak ñun ñëpp li ñu war a joxe la ñuy boole joxe ko mais il fallait que man ma wax sama contribution tey ñoom nag nee nañ ça dépend si ñun ñu organiser mën nañ ko def fii wala ci centre bi ñoom ñëpp ku nekk ñëw indi sa contribution seen contribution ñoom ñëpp ku nekk ñii ay homme d'affaires lañ ñii ay professeur d'université lañ ñii ay commerçant lañ ñii ay entrepreneur lañ ku nekk nee nga yow comme lii mbiru yëmbal la tey ngay doomu yëmbal dina nekk sa ginnaaw ñu indi suñu contribution bu mu mot sëkk te loolu incha allah dinañ ko organiser. doon yem foofu li ma fas yéene def aussi mooy lépp li nga xam ne sunu xarit yi nekk à l'étranger dëkk yépp nga xam ne jaar nañ fa muy Nigéria muy Dubaï Abu Dhabi muy Londres muy France muy New York fépp Abidjan vi fi ñu liggéey woon Banque africaine de développement fu ne dinañ fa làmbatu suñ ko soxlaa ñooñu def ci seen loxo aussi man daal li ma leen mën a promettre jël engagement solennel fii tey mooy incha allahu rabbi tant que maa ngi dund ànd ak sama sago ànd ak wér-gi-yaram porte-parole Serigne Mouhamadou Lamine nga yeggali ko ci sunu guide Serigne Abdoulaye ne ko jël nañ engagement solennel lépp lu ci manqué ñu defaat ci ñun luñ mën su doyul ñu wuti ko ñu def ci luñ mën su doyul ñu wuti ko te li ma fas yéene def aussi mooy responsable yi fi nekk yëpp ci Yeumbeul Sud ak Yeumbeul Nord tout le département de Kër Massar surtout am na ci sunu ay xarit yu fa jóge ñëw ñoom Omar Top ñu ngi fi ñoom Ablaye Sow ay opérateur économique ñoom Silla Jaxaay jóge Jaxaay ñoom Papka ak ñeneen ki ñeneen su ma limee damay juum ñoom ñëpp fas yéene nañ incha allah ak lu mu ndaw ndaw dugal ci seen loxo ndax mosquée bi mosquée départementale la incha allah. donc fi may daanelee rek di jéggalu ci kàddu yi su dee am na lu ci xaw a xajam tuuti di jéggalu aussi ci retard bi ma am bi may ñëw di ci jéggalu bu baax sëñ bi ci attente bi ma leen xaarloo ak autorités yi fi nekk yépp maa ngi leen ci jéggalu baax a baax di ñaan yàlla projet bi ñuy sumb mu nekk sunu projet ñun ñëpp yàlla defal ñu commencé ko bismillahi rahmaani rahim terminé ko alhamdulillahi rabbil alamin mu bañ a nekk nag et incha allah loolu du ko nekk
mooy mosquée yu ñuy tàmbali muy am ay 10 ans loolu du fi amee incha allah ñun ñëpp beneen booloo nekk benn ba mosquée bi ñu terminer ko ci ay délais yoo xam ne c'est très raisonnable incha allah